càmbar si diine sur ITV. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lil alamin muhammadin al amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. fii la ci ITV ici et ailleurs où que vous soyez, paix sur vous. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk fa nga toog di topp ITV wala iRadio eMédia Invest en général wala ci chaîne YouTube yi wala ci réseaux sociaux yi ITV l'officiel foo mën a toppee programme mu eMédia Invest ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la nuyu di la baalu àq di la baal àq di la masawu coono di leen nuyu yéen ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. tey ñu ngi sawar loolu ci ndimbalu sunu borom subhanahu wa taala waxtaan ak yéen ci benn tomb boo xam ni sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp yittewoo nañu xam nan la tëddee yan jafe-jafe moo ci nekk ak it nan lañ mën a fexee ba trouver ko saafara trouver ko solution. muy ban tomb muy tomb gis ngeen ko noonu ñu affiché ko ci façon bu rafet bi fête musulmane à l'unisson est-ce possible kon loolu mooy titre bi mooy intitulé sunu émission tey sunu càmbar ci diine tey kon nu ñuy fexe ba jullit yi fii ci Sénégal ñu mën a bokk tàmbali weeru koor bokk mën a korité ndoor bokk tamit tabaski mën nga wax sax ba bokk tamxarit parce que ay date la yoo xam ni réew mi dañ koy soxla xam bu ko defee ñëpp xam nañ ne am na ay jafe-jafe yu ci nekk ak ay wuute wante ala kulli xaal li am solo te nga xam ni mooy sunu jubluwaay ci émission tey bi mooy fexe ba xàll ay yoon ay piste de solution yoo xam ne bu ñu fa jaaree du ñàkk borom bi defal ñu tawfiq te man dama gëm sax ne daf ñuy defal tawfiq parce que sunu borom dafa bëgg jullit yi bennoo dafa bëgg jullit yi àndandoor di yëkkatee ndoor di tegandoor kon nag bu ñu sóoboo ci yoon boobu faw incha allahu taala daf ñu ciy fekk si kon bu fekkee solution amagul kon des na ci sunu koy loo xam ni defaguñ ko kon loolu lañ jàpp ne moom la ñu war a waxtaane ci émission tey bi ma sawar loolu kontaan nag di ko bokk ak ñaar ñoo xam ni réew mi xam nañ leen ku nekk ci ay taxawaayam ki ci jiitu mooy kan ki nekk à ma droite docteur Cheikh Gueye kenn du ko présenté ci moo xam fii ci iRadio wala ITV wala ci yeneen plateau yi kenn du ko présenté tam ci rôle bi muy joué ci réew mi ci wàllu yu bëree bëri kenn du ko présenté tam ci taxawaayam ci diine d'ailleurs boo gisee ñu invité ko tey moom mooy secrétaire exécutif cadre unitaire de l'islam au Sénégal muy cadre bu am solo boo xam ni kër sëriñ si seen i ndaw ña nga fa seen i représentant seen i jawrin mais tamit association islamique yi ña nga fa ñu joxante cër warmalante ba pare di waxtaane réew mi daanaka li ñuy def ci suuf te nit ñi duñ ko yëg te muy joxe ay résultats yu am solo kenn xamul nu mu toll kon di leen ñaanal borom bi dool leen tawfiq ci wàll boobu docteur Cheikh Gueye bi nag nga xam ne ENDA la nekk géographe la moom nag mooy secrétaire exécutif u cadre unitaire de l'islam au Sénégal ñu koy jaajëfal di sawar lool di ko dalal di ko jox mu nuyoo ginnaaw bi nga xamee ni présenté nañ leen beneen invité bi muy kan muy imam Ahmad Diop nga xam ni moom it xam nañ ko ci réew mi ci wàllu gëstu ci l'islam ci wàllu woote ci l'islam daawa ci wàllu jàngale ci wàllu jiite jullit yi ci jàkk ak ci daara ak yeneen xam nañ ko tam muy présenté ay émission ci RTS depuis quelques années moom it dossier bi mi ngi koy topp ba fan yii sax am na benn waxtaan bu mu defoon ci jàkkaam foofu ci Thiès ñu bëri partagé ko ndax waxtaan bi dafa àndoon ak dal ba pare tegu ci xam-xam ba ma ci jotee laa ne waaw kii su ñëwee dinañu mën a jàppale ñu gën a faram-fàcce gën a càmbar thème bi docteur Cheikh Gueye encore di la remercier di la jox nga nuyu. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñuy nuyoo bu baax ñi nga xamee ni ñoo ñuy déglu di ñu seetaan
di la nuyu bu baax imam di la sant di la santaat ci invitation bi tey di rafetlu aussi bu baax sa taxawaay yow tamit ci réew mi taxawaay bu yàgg mu mën cee nekk seede ndax université ba ñu nga xamee ni ña nga fa ñun yaa doon suñu imam tabarkalla ñu nekk pavillon E uuf jumaa ji donc sawar lool topp sa ginnaaw ci jiite bu rafet jërëjëf ci taxawaay yu rafet yu am solo jërëjëf yàlla na ko yàlla nangu jërëjëf ñu bari ci ñun mais suñu génération yooyu itam j'étais quand même jeune il y avait la fougue de la jeunesse léegi nag je pense que sagesse gën na dugg tuuti waaw effectivement en tout cas suñu génération ñun ñëpp daal nekk nga ku ñu marqué donc dañuy sawar tout le temps di waxtaan ak yow ma koy xamal sénégalais yi ne bu ñu nekkee ci plateau yi ak bu ñu nekkul ci plateau yi ñu ngi am ay échange ci loo xamee ni day am njariñ ci réew mi di la féliciter aussi ci sa taxawaay comme citoyen et imam ndax livre bi nga xamee ni nii moom nga def wone na taxawaay boobu ndax livre boo xamee ni daanaka bis bu jot nga def benn contribution ci réseaux sociaux yi contribution boo xamee ni day wéeru ci xam-xam wéeru ci engagement wéeru ci bëgg lu baax wéeru tamit ci taxawal diine ba nga xam ni livre bi toll na nii mooy wane ne wax dëgg sa taxawaay am na solo waaye di rafetlu tamit bu baax bokk plateau bi ak imam Ahmed Diop ndax yàgg naa ko suivre moom tamit ci émission yi nga xamee ni moom lay def RTS ak aussi ay taxawaayam ci askan wi ak ci réew mi donc may rafetlu bu baax bokk ak moom plateau bi waaye nag di nuyu waa rajo E-Media en général ñëpp daal sama kër la donc di nuyu ñëpp di nuyu tamit sénégalais yëpp ñi ñuy seetaan di la jaajëfal. docteur Cheikh Gueye kontaan nañ témoignage bi tam dañ ko jàppee encouragement di ñaan yàlla bañ cee gis suñu bopp mais gis ne encouragement lañ ko war a jàppee parce que ay borom xam-xam intellectuel ñu mel ni yow bu nu gisee ni li ñuy apporter ci réew mi ak ci diine bi am na solo kon dañ koy jàppee kon encouragement kon di ñaan suñu borom gën ñu boole ñun ñëpp tawfiq ba li ñu bëgg ci lu baax ci réew mi ak li ñu bëgg ci diine bi gën fee samp ñu gën koo xam di ko gën a jëfandikoo ci suñu dund yàlla defal ñu ko di ñaan borom bi defal la tam tawfiq ba li nga bëgg a indi ci ci émission tey bi nga mën ko indi ni nga ko bëggee imam Ahmed Diop yow tam ma jox la nga nuyoo. alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa alihi wa sahabatihi ajmain ngi sant yàlla subhanahu wa taala di ko gërëm sant ak ngërëm gu bari bu ñuy ñaan mu nangul ñu ko di julli ci lentam bu tedd bi sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokki jullit ci ak mbokk yi ñuy suivre yëpp ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. waaleykum salaam. Imam Kanté ñu lay delloo sant yow it di la gërëm ci yitte bi nga xam ni moo jur invitation bi yaakaar naa ni ñu ngi doog a mës a toog ni waaye tur bi moom yàgg na lool ay nit di jóge université di ñëw di ko indaale te ci lu baax ak taxaw jullit yi ci seen diine yan yàlla subhanahu wa taala comme ni nga ko junjee léegi rek fu ñu ci toll ñun ñëpp rek mu ñu ci dolli njub yàlla nañ ko sunu borom subhanahu wa taala defal naka noonu di jagleel nuyoo docteur Cheikh Gueye moom it di ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala ci jotaay bi ak beneen bu mu dul bi yàlla nañ yàlla subhanahu wa taala defal tawfiq ba ñu génnee luy jëriñ ba ñu doon sabab ci sabab yi nga xam ne yàlla subhanahu wa taala dana ko def pour li ñëpp bëgg mooy bennale julliti réew mi ci seeni woor ak ci seeni kori ak ci seen tabaski
yal na yàlla subhanahu wa taala def booleñ ci sabab yi nga xam ne ci lay amalee loola. di wax rek nag man ne bëgguma di wax man sax waaye xam naa ne mooy suñu toogaay ñun ñëpp rek ne teew luñ fi benn mbooloo teew luñ fi benn gis-gis teew luñ fi benn kuréel teew luñ fi benn organisation teew luñ fi benn école tamit boo xam ne moo ñu tax a jóg waaye lislaam bi ñu bokk ñun ñëpp rek te mu boole ñu koor boole ñu kori boole ñu tabaski ba ñu bokk ko ba kenn sañul wax moo ko moom ci loolu la ñu bëgg a toogee di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu ci tawfiq ba yàlla subhanahu wa taala boole ñu ci li nga xam ne amul ku ko bëggut ci jullit yi innahu waliyu dalika wa ala kulli shay'in qadir wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa nabiyihi muhammadin wa alihi ajmain. tabarakallah Imam Ahmed Diop ñu ngi lay gërëm baax a baax yaa ngi jóge ba Thiès ñëw day wane yitte bi nga jox waxtaan bi message bi tam comprendre nañ ko li nga wax sànq dafa am solo d'ailleurs sax dina feeñ tuuti ci yenn laaj yu may laaj pour effectivement wane l'islam ni mu yaatalee yenn déggin yi mu am ñenn ñoo xam ne nag xëy na dañu bëgg jàpp ne benn déggin bi leen doy xëy na ñëpp dañ leen war a fekk si loolu wala yëf yi du avancer je pense que dafa mel ni message bi mel noonu nga commencé joxe ci bi ngay wax léegi que ni sa gëstu daal nga fi bëgg a indi mais du da nga ñëw pour défendre benn kuréel wala benn vision loolu je crois que ñun ñëpp comprendre nañ ko tabarakallah di nuyu tamit à la technique ñi fa nekk xarala bi Ramatoulaye Diop Sall ak les caméramans tous les jeunes là qui sont autour n'est-ce pas de la technique ak yi ci aju yëpp di leen ñaanal tawfiq di leen jox seen wàccuwaay su ko defee kon loolu moo doon ubbitee waxtaan bi fête musulmane à l'unisson est-ce possible j'ai deux invités docteur Cheikh Gueye secrétaire exécutif cadre unitaire de l'islam au Sénégal imam Ahmed Diop ñu dellu ci xarala bi ñëwaat nag dugg ci biir waxtaan bi gaaral bi alhamdulillahi rabbil alamin ma corriger déjà pour commencer càmbar bi donc Cheikh Gueye secrétaire général maa ngi doon wax sànq ba tey exécutif secrétaire général cadre unitaire de l'islam au Sénégal ma tàmbali imam Ahmed Diop dama bëgg a tàmbali ci benn laaj boo xam ne déjà fan yii yëpp lëmbale woon Sénégal du sax fan yi mais bu tabaski jegee rek ak mbiru Arafat ci lay wax bi di gën a jóg mais di gën a jolli mais ay ati at dañuy am boobu wax ak boobu jafe-jafe mooy imam Ahmed Diop mbiru bisu Arafat ak bisu tabaski le fait que ñuy wax ne ñoom ñaar ñoo toppalante bu ñu nee tey mooy bisu Arafat suba sa mooy bisu tabaski loolu dafa mel ni werante amu ci mu des nag bis bi nga xam ne ci la ñuy taxaw Arafat Màkka ñi aj bis boobu ñu ne leen mooy seen bisu Arafat ngeen dem taxaw ci bërëb boobu ñuy wax Arafat ñëpp mën leen a seen ndax technologie bi est-ce que bis boobu benn bis rek la war a doon ci àddina bi yëpp wala est-ce que bis boobu nga xam ni xujjaaj yi ñu ngi dem taxaw Arafat mën na nekk bis boobu mooy bisu Arafat ca Màkka ba pare mu am feneen foo xam ni ñoom seen bisu Arafat beneen bis lay tombeel lan nga ñu mën a indil ci wàllu boobu ci wàllu faram-fàcce parce que indi na coow lu bëree bëri maa ngi koy wax si benn xale bu nekk si jàkka ja bi ma ci doon laaj ma koy jéem a indil mbir yi comme xam naa xëy na am na déjà lu mu jiital ci moom ma koy dalal di ko xaw a expliquer mais dafa wax ba ñàkk tawxee ba ma nekkoon sax yow fi mu nekk ba bisu Arafat sax yow boo nekkul ci aj ñi aj sunna bi mooy woor yow fi mu nekk nii yaa ngi ciy xeex ba mel ne farata la sax te fekk ne sax d'abord naafila la ci nga xam ne du aj kon dafa mel ne affaire boobu daal toll na nit ñi fu sore lan ngeen ci mën a indi ci wàll boobu. alhamdulilah rabbil alamin imam Kanté question bu am solo la waaye bu sew la lool tamit may ñaan ñi ciy wax ak ñi ciy déglu yëpp ñuy dégloo xel ak dal yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan wax ne maa ngi leen di dénk dal nee na ndax dal lépp lu mu dugg rek rafetal ko lépp luñ ko rocci rek nee na mu ñaawal ko su ko defee genre gisin boobu nga xam ne mooy di bëgg a àttewoo bésu Arafa tey la ko waa Màkka taxawal léegi nag pour basé wu ci
pour àtte leneen lépp loo xam ne moom li mu jàpp wuute correspondrul ak ne tey la waa Makka jàpp bisu Arafa ma ne loolu xam-xamewul moo tax du ma gis boroom xam-xam yi dëgg ñoom di ko nattee noonu mais nag boroom xam-xam boo gis rek am na ñoo xam ne maanaam moom yéem na leen walla xam-xamam yéem na leen te léeg-léeg ñoo koy gën a sawar ñoo koy gën a bari ñoo koy gën a jekku tamit waxtaanukaay yeeg werantekaay yi moo tax war nañu bàyyi xel ñi yéemu ci sunu wax di leen jéem a dànkaafu waaw ba ñoom tamit ñuy toxal sunuy wax ba ñu mën ñu représenter loolu dafay dellu ci maanaam bisu Arafa jagoowu ko mais mi ngi delluwaat ba léegi ci calendrier musulman est-ce que mën na toujours muy dëppoo ci àdduna bi yëpp benn bés walla boog loolu mënut a nekk ak lan moo ci gis-gisu lislaam ci démb ba tey bu ñu ko delloo ci xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne asle la ci buntu bi muy wax naan suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu sha'bana 30 yawman na ngeen woor ci suñu ko gisee wala ci gis gi woor leen ci gis gi maanaam gisug weer wi te ngeen dog ci gisug weer wi su fekkee ne dafa lënt ci yéen nee na ngeen mottali baraxlu fanweeri fan su fekkee ne dafa lënt ci yéen dafa bokk ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne moom exception la ci ni ñu ko xamee woon moom bu waxee ab kàddu moom sallallahu alayhi wa sallam kàddu boobu day général ndax yàlla da ko yónni ci ñëpp nit ak jinne waaye am na exception léeg-léeg mu wax ak kàddu boo xam ne ñenn la ci jublu ci ñeneen ci umma bi kenn ku nekk yow yaa ciy jëlee la nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg a jàngal loolu ma ne am na ci lu mel ni yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam li mu wax naan laa tastaqbilu alqiblata min bawlin aw ghaa'it walakin sharriqu aw gharribu loolu mën nañoo jàngee ci commencement bi ñun ne lan la yonent bi bëgg a wax par exemple ñun waa Sénégal nee na bu leen jàkkaarloo qibla wala ngeen koy wan ginnaaw ci dem àll wala ci tuur ndox waaye na ngeen féete penku wala ngeen féete soowu kàddu gu njëkk gi bu leen féete ak qibla wala ngeen wan ko ginnaaw kooku ñëpp ko bokk mais li mu wax ne moom sallallahu alayhi wa sallam waaye féete leen penku wala soowu ñun bokkuñu ci waa Sénégal ñun bu ñu péetee penku wala soowu dañuy wuutee kàddu gu njëkk gi ndax ñun kaaba gi mi ngi nekk suñu qibla mi ngi nekk suñu penku yonent bi nee na bu leen féetee qibla mooy fi ngeen di féete ci julli boo leen dem àll wala ngeen di tuur ndox waaye féete leen penku wala ngeen féete soowu loolu waa Madina ko moom fii it li mu wax ne suumu li ru'yatihi na ngeen woor nga baal ma loolu dafa jar a def taxaw seetlu tuuti parce que ñàkk xam détail yooyu mooy tax yenn say gars yi di tàng deret noonu mais parce que dafa tombé ni ñun suñu dëkk yi suñu penku dafa féete ak xibla mangoog moo tax kon soo bëggee jëfandikoo xadis boobu di nga am da ngay wuute problème ci wàllu géographie mangoog voilà kon ndeke texte bi lenn la mais dégg texte bi pour bañ a juum ci ni nga koy jëfandikoo leneen je pense que loolu c'est important ndax dafa jëm ci mbir mi moo xam ne mbiru àdduna bi la ak ni mu tëddee ak kenn ku nekk fi nga féete mbiri weer tamit noonu woor leen ci gis gi te ngeen dog ci gis gi kooku ñëpp ko moom bu leerul ci yéen yonent bi mi ngi tàqale comme ni mu tàqalee ci bële loo xam ne waa Madina la concerné wul ñeneen ñoo xam ne xibla bi féetewul bu leen ko gisul bu lëndëmee na ngeen mottali te ku ne xam na ne ni nga xamee ne waa Madina nekkuñu ñoom dong ñoo xam ne dañuy féete penku wala soowu te duñu mooy ndigal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu tamit na ngeen matal Shaaban 30 jours loolu tamit amul kenn koo xam ne maanaam kàddu gi yow dong lay concerné ci benn bés ndax day leer fii du leer fële mën naa lëndëm fii
ba maanaam bañ a lëndëm fële kon loolu rek yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ciy tàqale diggante gox ak gox diggante ay nit yu gis ak nit yu gisul donc loolu moo topp nag ba nit ñi jamono ñëw jaamu yàlla ñëw bu ñu lonk ci weer ñii gis ko ñii gisuñu ko loolu ni mu amee ci Arafat noonu la amee ci yeneen ma ni su ko defee bu fekkee ne nangul nañu koor koo xam ne dafa woor ndax moom bis bii la jàpp ne moom mooy bisu woor ñu nangul ko ndogam noonu lañ koy nangulee tamit arafaam bis bi mu jàppee ne bisu arafa ba tax ñu ciy jëlee ne arafa ci wàllu place moom dafa fixe kenn mënu koo defee feneen fudul foofu comme benn ponk ci ponk aj yi mais bu fekkee ne nag arafa ci wàllu bés bi dafay toppaat weer woowee nga xam ne day feeñ fii lëndëm fële loolu boroom xam-xam yi dañ cee wax bu yàgg moo tax ñu wax ne bésu arafa du bés bu ñuy wax ndax bésu juróom-ñeenteel bi la walla bés bi nit ñi di taxaw ca arafa bésu arafa ndax bésu juróom-ñeenteel bi la walla bés bi nit ñi di taxaw ci arafa su fekkee ne léeg-léeg ñii dinañ jàpp ne bis bii mooy juróom-ñeent ñee jàpp ne bis bii mooy juróom-ñett walla bis bii mooy fukk kon arafa mënta nekk bis boo xam ne dañ koy natt sës ko ci juróom-ñeenteel bi lu dul ñu ne juróom-ñeenteelu ki ne juróom-ñeenteelu ku ne place bi nag yàlla moo ko teg ci ay loxo yoo xam ne ñoom ñooy mën a wax ne bis bii la ñu organiser yu pour nit ñi mën a jógee ci fa ñuy jógee dem arafa loolu dañu cay topp ñooñu. d'accord kon Imam Ahmed d'ailleurs loolu c'est très important ñu leeral wàll boobu parce que loolu day wane kon ne effectivement fi njuumte bi nekk tey Sénégal nga gis ni loolu daf fiy feeñ bu baax a baax mooy comme ñu jàkkaarloo nii ak Makka ñu taxaw arafa man sax gis naa borom xonq bu mag wax dëgg yàlla ko ma naw loolu sax boo xam ni bu mu waxee loolu ma ne tiens xam naa tam looloo ko yóbbaale parce que dafa ne man mënuma taxaw nii di gis ñu taxaw arafa ba pare suba du ma tabaski xëy na kon problème bi li ko indi mooy lu mel noonu mooy que kon ndeke bu fekkee ni dafa am ñeneen ñoo xam ni seen juróom-ñeenteelu fan tombewul ak juróom-ñeenteelu fan bi waa Makka jàpp kon foog wutee am waaw te boobaa kon kan ngay wax ne mooy sa arafa kon da ngay nangul ne waa Makka am na ci arafaat keneen am na arafaatam wala da ngay jàpp ne kon arafaatu Makka mooy bu ñëpp suba sa dañ war a tabaski foofu la jaxasoo bi ñëwee. jaxasoo boobu yemul sax ci ñaar ñu wuute mais day egg ci benn nit bii wax loolu ndax nit kiy wax loolu li mu bëgg a wax mooy fu ñu ko déggee doy na ñoom loolu la ñu faral di wax ne fépp fu ñu ko déggee benn la war a doon mais ñoom dañuy fekke te di gis jot bu baax a baax ñu déggee feneen ne weer wi feeñ na te Makka wala Arabie Saoudite reconnaître ko kon ñooñu tamit war nañoo wax ne bu fekkee ne dañoo jàpp ne bésu juróom-ñeenteelu fan bi la te ñoom jàpp nañ ne fu ñu ko déggee comme ni ñu koy defee ñoom ci koor même nit yi la ñu yore idée bi même ñi la comme ni ñu ko waxee ci koor kon bu fekkee ne dañu ko gis ci yeneen dëkk Arabie Saoudite moom ne gisul suba la première ñooñu gis ne tey kon ñooñu war nañoo wax ñum lan mooy seen xalaat ci Arabie Saoudite léegi su fekkee ne moom fukkeelu fan ci bés bi nit ñi gis weer wi moom la defa arafa ndax bés boobu sañ nañoo woor fukkeelu fan muy bésu tabaski wala bés boobu sañuñu woor wala dañuy tàqale ne wala dañuy wax ne kenn amul taxawaayu arafa ndax ci fukkeelu fan bi la ñuy def wala dañuy wax bés boobu ku ko woor nga bésu farata wala dañuy wax ne non problème mu place la comme ni ñu ko waxoon fekk si xalaat bi ne problème mu place la te place bi ñoom la ko yàlla teg seen loxo kon nag dañ leen di fekk ci loola mais dañuy jàppale leen kon suñu ko nangulee Arabie Saoudite ba ne wéral nañu bésu arafa ne bés la juróom-ñeenteelu fan la mais du bés bi nit ñi di taxaw foofa bu boobaa bu ñu waxee loolu kon nañu ko nangul ñeneen ñi suñu ko nangulee Arabie Saoudite ci taxaw arafa bi kon nañ ko nangul ñeneen ñi ñoom it ne seen bisu arafa mooy bis bi ñu seen juróom-ñeenteel bi ñu jàpp seen juróom-ñeenteel comme ni ñu nangulee Arabie Saoudite ne seen bisu arafa mooy bis bi ñu jàpp ne mooy seen juróom-ñeenteel wala boog ñu indil ñu dalil boo xam ne dafa jagleel Arabie Saoudite ab sañ-sañ bu ñu koy toppee ci ne jullit yépp ci àdduna bi moom la ñu war a topp
kon ñu changer seen madhab bi ñu waxoon ndax madhab bi ñu waxoon wax yenn saa yi sax ñu wax ne ñun dañ ñuy tuumaal naan Arabie Saoudite la ñuy topp te ñun topp ñu Arabie Saoudite ñun weer wi fu ñu ko gisee foofu la ñuy wax donc kon il faut ñu fixe ñoom waaw fenn nit ñi mën a ànd ak ñoom ñu mën a convaincre nit ñi. c'est vrai doon na ñëw sax loolu moom foog day ñëw ci biir waxtaan bi effectivement il faut nga am benn méthode bu leer boo xam ni foofu ngay teg sa tànk nga xam ni doo soppi méthode bi tey nga ne lii la suba nga ne lii la moo tax point boobu c'est extrêmement important mooy que bu fekkee ni da nga wax ne nii lay séentoo weer mu nekk loo xam ni noonu ngay defee moo tax souvent damay poser question boobu bu fekkee ni da nga ne toppuloo Arabie Saoudite kon day am ay conséquences mooy que ni mën nga wuteeg ñoom ci bisu Arafat parce que pour bañ a wuteeg ñoom lenn rek nga mën a def mooy topp leen kon bu fekkee nag ajoo sa séntu ci ñoom boo amee beneen bis bu ñu amul rek wuute dina am kon boobaa nag kañ ngay wax ne mooy Arafat boo nee nag non léegi topp ma leen mais nag seen Arafat laay topp dina andi jafe-jafe islam tamit nag diine la bu tegu aussi ci lu cohérent ci tegtal yu ñu mën a jàpp kooku benn la te tamit ci koor tamit di ngay gis ne boo nee topp ma Arabie Saoudite ba pare bëgg leen a topp ci Arafat te koor nekk farata kon tam dina am jaxasoo kon wax dëgg yàlla dal daf ci am solo pour que ñu xam fi ñu koy teg man wax naa ko benn ku ma doon waxtaanal ma ne ko mais non bu fekkee ni dañu nekkoon Arafatu Màkka mooy Arafat ba xaacu ci daal ne suba sa lañ war a tabaskiwul suba sa ku woor suba sa def nga lu araam parce que bi indi jaxasoo yëpp daal ma ne mais problème bi mooy que bu fekkee loolu la kon nañ bàyyi séntu di topp Arabie Saoudite wax leen nit ñi loolu bu ci nit ñi ànd ak yéen mu nekk benn possibilité buñ ci àndul ak yéen tam kii mais bu leen wax loo xam ni du mën a demee noonu daal docteur Cheikh Gueye gis nga kon affaire bi niru na nu xaw a jaxasoo mais en même temps boroom xam-xam yu mel ni yéen mun ngeen dimbale nit ñi ci affaire bi wuute bi ci am effectivement lan la te ñu teg ko ci xam-xam ak xel bu ko defee sensibilité yi ak maa wax lii yaa wax lee suñ ko tegee de côté dinañ commencer comprendre plus ñuy comprendre plus ñuy gis lu tax wuute yi am plus ñuy am chance am solution moo tax déjà yow ci première question yi ma posé faqih bi j'ai fait exprès ba mu indi li mu ci gis ci gëstoom léegi yow déjà lan moo ci sa xalaat yow en tant que intellectuel musulman donte woon doo faqih mais aussi logique gu yëf yeeg yooyu am na mën na la may nga am loo ci wax. jërëjëf imam naa di d'abord di wax lan mooy cadre unitaire ak lu ko tax a jóg ak lu ko indi ci question bu mel nii cadre unitaire kuréel la goo xam ni 2017 rek la juddu li ko sos mooy kuréel yi nga xamee ni ñooy taxawee xam-xam ci turu suufi yi communauté scientifique yi ak association islamique yi dañu bari fu ñu doon daje kuy organiser manifestation invité sa morom ñuy demlante di gis ne lii kat demlante bi am na solo ndax dina boole xol yi dina tax nit ñi xamante waaye dajaloo bi dajaloo bu permanent boo xam ne dina tax lépp loo xamee ni war na xew ci diine ji wala war na aju ci réew mi ñu am ci xalaat am ci taxawaay boo xam ne ni dañ koy bokk fu ñu toll di ko def loolu moo tax a jóg cadre unitaire bi mu doon nag loo xamee ni ba mu jógee ba léegi dafa am maanaam dox bu gaaw waaye dafa am aussi ay projet yooyu benn bokk na ci xoolaat suñu système éducatif ngir jàpp ne moom système éducatif boobu moo ñu mën a dimbali ba ñu sàmm li nga xamee ni moom la ñu donn li ñu donn mooy l'islam boo xam ni digganteem ak askanam bi dafa demee noo xam ni ñu bari jàpp nañ bokk moo tax Sénégal nekk exception ci réew yi nga xamee ni ñoom la ñu dendal ci suñu stabilité ñu jàpp ne loolu bu waree am na tamit fu ci réew mi toll maanaam réew mi am na ci taar goo xamee ni ñu bari ñu ngi koy wax waaye it am na ci ay risques ak ay menaces yoo xamee ni dañ ci war a am taxawaay waaye war cee am taxawaay ensemble
ba tax na ñu ne kon suñu système éducatif il faut ñu tëggaat ko dugal ci l'islam dugal ci njàngaleem diine dugal ci njàngale mag ñi nga xamee ni ñoom ñoo taxawal diine ci réew mi loolu bokk na ci projet yi ëpp solo yeneen projet yi bokk na ci kàggu yi nga xamee ni mag ñi bàyyi nañ ko fi yu ci bari di yàqu ñu wut ay jumtukaay yoo xamee ni dañuy sàmm kàggu yooyu di ko ñoŋal di ko numériser li ñuy wax loolu tamit def nañ ci liggéey bu am solo commencé ko par IFAN ak yeneen bërëb ci réew mi di surveiller tamit réew mi maanaam comme yow ni nga koy defee chaque jour di xool lan moo fi xew lan mooy génn lan mooy nar a nekk jafe-jafe ñu koy jéem a dabu donc li ma wax monitoring des conflits qui surviennent waaw donc loolu tamit ñi ngi ci mbiru daara yi tamit bokk na ci suñu ay taxawaay am nañ ci taxawaay yu am solo di ci waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom lañ ci war a waxtaanal ci nguur gi di ci tëral ay xalaat waaye li mbiru weer wi daf cee bokk dañ ko cee mujj dugal ndax dañoo jàpp ne bokk na ci li nga xam ne ni mooy gën a indi ay jiixi jaaxa diggante jullit yi ma la ciy santaat nag bu baax ndax ba ñu yëkkatee question bi ne il faut ñu dugal ko ci question yi nga xam ne moom la ñuy lijjanti terme de référence yi nga xamee ni moom lañ njëkk a def pour commencer di ko waxtaanee yow yaa ñu ko defal donc ma koy seede di la ci santaat bu baax a baax terme de référence yooyu lam ñu permettre woon mooy ñu waajal benn daje bu ñu jàppoon ne day jafe lool mooy daje commission nationale d'observation du croissant lunaire muy CONACOC ak commission des musulmans du Sénégal may souligner foofu ñaari termes yu am solo benn bi commission nationale la wax benn bi commission musulman du Sénégal national ak Sénégal la ñu wax kon xaj na ñaari termes yooyu dina fekki doctrine bi nga xamee ni imam wone na ne moom mooy bi nga xamee ni moom mooy bi ñu gën a xaj na war a yombal li nga xamee ni moom la ñu bëgg mooy jullit yi booloo di woorandoo di woreendoo di tabaskeendoo mais bañ comme ni ma ko waxee dañoo jàppoon ne daje buy jafe la ñuy rafet lu baax tamit ci booba taxawaayu ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye la woon à l'époque. D'accord, Aly Ngouille Ndiaye. waaw mu nangu présider réunion foofu ci ministère ba. nga baal ma mais déjà loolu dafay weddante ak ñi nga xam ni dañu naan yoonu état bi newu ci. ma koy confirmer que ne état bi am na waxtaan yoo xamee ni mi ngi ko ci yëkkati. bu yàgg boobu ba tey. donc 2018 ndax moom tamit li ko xamee ni moo ko ci intéressé mooy d'abord cohésion wu nit ñi Sénégal jullit yi booloo intérêt wu état bi la. pour un état organisé. pour un état organisé. bu nit ñi di julleendoo. wala boog di xoolandoo weer di julleendoo di woreendoo. ak yëpp am même date yi. loolu intérêt état bi la. ndax jour bu ñu liggéeyul wala mu sax mu am jiixi jaaxa tey la tabaski du tabaski wala yooyu sax moom dafa am lu mu ciy perte. kon te perte bi ëpp ci askan wi la. kon engagement wu état bi ñu ngi koy saluer. muy weddi effectivement li nit ñi di wax nii ne état bi da ne moom yoonam nekku ci même président yaakaar naa ni am na benn déclaration bu mu ci defoon il y a quelques années. waaw lam ca wax mooy waxtaan leen entre yéen. donc kuréelu bu mel ni cadre unitaire. nit ñi ñoo comprendre voilà déclaration bi. waaw newul état bi yoonam newu ci. yoonam nekku ci waaw. mbiru diine la waxtaan leen seen biir. waaw loolu c'est normal su ko defee bu ngeen waxtaanee parce que seen biir ba noppi leneen ñu ne day imposer. waa diine yi dara voilà. comme bu ñu waxtaanee ba noppi nag. état mën na nag ñu accompagner. état mun na maanaam valider. li nga xamee ni moom la jullit yi d'accord. xam ni mooy intérêt général. donc boobu am na solo trop dinañ ci ñëw. noonu la état bi taxawee. kon bu fekkee ba ñu jógee ci étape boobu étape bu am solo la woon comme ni ma ko waxee yaakaaroon nañ dañuy yendu di waxtaan.
ci benn matinée diggante 9h ba 1h waxtaan wi jeex na dañoo taxaw waxtaan ne mënatul ñàkk commission yi fi nekk booloo am kuréel gu leen lëkkale ñuy demandoo RTS di xoolandoo waaye it ñu am gunge état bi ci préfet yeeg sous préfet yeeg ñëpp ca imam ya ñuy jokkoog ci région yi ñoom it ñu dugal ci seen loxo mënul ñàkk ñu def lu mel ni benn séminaire lël boo xam ni jullit yëpp dañuy bokk waxtaanee ban tëralin la ñuy xoole weer ban doctrine maanaam luñ koy layele ci lislaam lépp leer ba ñëpp ànd ci ñu ne kon nag léegi nii la su ko defee loolu dañoo jàppoon ne point la yoo xamee ni yu wóor la ñu ne aussi même ñi nga xamee ni dañoo bëgg ñuy woorandoog di worendoog Mali Niger Mauritanie ak yooyu nañ ko teg suñu kanam mu doon loo xam ni dañuy liggéey jëm ca d'accord même bu fekkee pareeguñu loolu pareegut nañu ko teg suñu kanam de mu doon loo xamee ni dañ koy liggéey dañuy liggéey jëm ca juróom-ñaari point yooyu bañ ca d'accordé ba noppi ñëpp ànd julli tisbaar après daal di tas ñu jàpp ne kon waxtaan wi di ñëw man jàpp naa ne man dama ci rafet njort man xam bi ma xam acteurs yi nga xamee ni yëpp ñoo ko séq ak wax yi nga xamee ni maa ngi koy waxtaan ak ñoom rafet naa ci njort ci ne question bi jafe na waaye solution bi soreetul man ci li ma jàpp mooy ñetti at yi ci kanam xaj na bu ñu góorgóorloo rek mën nañoo am li ñu bëgg fi ñu ci toll nag fi mu ne mooy benn jafe-jafe bu ñu amoon diggante ay membre CONACOC yoo xamee ni dañoo amoon jafe-jafe seen biir ginnaaw bu Mourchid Yane Thiam waaw delloo ci boromam ñu koy mu am jafe-jafe ci wutu bi ak kan mooy yore léegi commission bi exactement mu am ñett daanaka nit ay kilifa yu wax ne ku nekk si ñoom ne am na sañ-sañu waaw yor ko waaw surtout ay kuréel lañ sax mun naa wax ne ay kuréel sax voilà ku ci nekk am nga ñu nekk seen sa ginnaaw waaye ñu ci profité di jaale d'ailleurs doomu Mourchid Yane Thiam bi nga xamee ni bokkoon na ci benn ci kuréel yooyu koy wax Moustapha Thiam mu wàññeeku Matam ci wàññeeku gis naa kii ci presse voilà donc ñi koy ñaanal yàlla yërëm ko kon nag loolu foofu noonu ñi ngi ci am nañ ci benn taxawaay boo xam ni loolu nag yéen dama leen di xaw a yërëm tuuti foofu noonu parce que nag yéen a ngi woon ci démarche boo xam ni waaw loolu arrangé wu leen dëgg la parce que yéen li ngeen bëggoon mooy am kenn ku ngeen di waxal dëgg la ne kii moo yore CONACOC léegi su amee ñett ñu taxaw dëgg la léegi yéen du yomb ci yéen dëgg la waaye nag comme ni nga ko xamee rek lépp ci waxtaan lay mujjee jàpp nañ ne intérêt réew mi surtout buñ ne commission nationale du kenn ko moom réew moo ko bokk réew mi ñoo ko samp réew mee koy bàyyi xel pour mu leen di jàppale ci seentu weer ku ci nekk rek bu bàyyee xel loolu àndaat war na mën a nekk walla sos loo xamee ni dana gën a yaatu sax la fi nekkoon ba ñu mën a amaat ay taxawaay mais yoo xamee ni dinañu permettre mais ñu yegg ko ñu bëgg déjà yàlla na leen borom bi defal tawfiq parce que déjà jéego yooyu ngeen def c'est très important depuis Aly Ngouille Ndiaye moom tam ñu ngi koy ñaanal tawfiq parce que avant moom yeneen ministre de l'intérieur amoon nañ fi xëy na question bi egsiwul ci ñoom wala egsi na ci ñoom xëy na ñu bañ cee dugg trop mais moom mu dugg ci woo leen wormaal médiateurs yi ngeen doon wormaal ñeneen ñi déglu leen kon ñu ngi ko ci remercier bu baax ki fi nekk actuellement le ministre de l'intérieur tur bi lay fàtte Abdoulaye Félix Diome voilà Abdoulaye Félix Diome moom tam mu recevoir waaw commission bi comme ni nga ko xamee dañ ciy échanger ba wax sax ni état bi pare na pour accompagner moom tam dañ koy remercier waaw vraiment ci moom taxawaay nag volontariste boobu mun naa wax ne vraiment taxawaayam c'est inédit ci lu ni mel waaw parce que maanaam ni nga xamee ni noonu la bëggee mbir mi réglé ak jéego yi nga xamee ni dox na ko ci man bokk na ci li tax ma optimiste
que ne lii nii soreetuñu lañ ca bëgg waaw comme ni nga ko waxee moom ci boppam ci weer yi ñu weesu ci jafe-jafe yi Konakook amoon am na ci taxawaay bu am solo daanaka réunion bañ fa def dafa ñëw fekke lépp bàyyi fa ay conseillers benn moment dellu si lépp loo xamee ni jafe-jafe yi nga xamee ni sax mujjoon na ci am mu mujj toog réglé ndoo ko ak ñun séentu yee ca toppit taxawaay yi nga xamee ni taxaw nañ ko ci lu ci nekk dugal na ci loxoom kon mu pour man rupture la ci engagement wu nguur gi ngir régler question bii waaye aussi question yu ni mel ndax man jàpp naa ne fii la ñu war a profiter muy question bii muy yeneen question kuréel goo xamee ni day lëkkale njabootu lislaam ki yëpp ci réew mi ñu taxawal ko ba pare dundal ko jox ko cër bi nga xamee ni moom la war a am ci réew mi ndax mu mën a taxawu diine ji loolu ñun jàpp nañ ne mu nekk kuréel yoo xam ni sunu mag ñi jéemoon nañ ko ay gàllankoor am ci ay gàllankoor yu bari am ci ay jafe-jafe yu bari am ci te jafe-jafe yooyu lu ci bari ci entre ñun la nag keneen jógewul feneen ñëw yàq ko lu ci bari da ngay gis ne maanaam du diine rek moo lal taxawaay yi day am aussi ay position de pouvoir waaw donc yooyu nag la ñu war a waxtaane su ko defee bu fekkee am nañ ci ay ndam ci lu ni mel mbiru weer wi lu neex rek la lay doon yeneen question yu ci toppit yu wayul bokk yu ko gën a sax jafe jàpp naa ni loolu dina ko mën a régler. waaye docteur Cheikh Gueye. waaw mais léegi kon yéen en tant que médiateur fan ngeen ci toll ci yan information ngeen am ci ministre de l'intérieur ak Konakook ak commission des musulmans du Sénégal est-ce que fi mu nekk nii yéen a ngi waajal benn lël wala fan ngeen ci toll. waaw donc ginnaaw jafe-jafe bi mu amee dañoo tëral benn comité de pilotage transitoire ndax bu fekkee dafa am ñuy xëccoo te ñu jëmoon ci période boo xam ni dañoo waroon a séentu pour woor yi pour tabaski pour ba ci tamxarit doo mën a songandoo yooyu yëpp mënoo ñëw ne da ngay régler lépp door a jublu loolu moo taxoon ñu d'accord ginnaaw bu ñu amee ab lël boo xamee ni une journée la durée ne dañuy def benn comité de pilotage transitoire boobu moo ñu permettre ñu def séentu weer dem RTS taxawu ko ba sénégalais yi topp ci li nga xamee ni moom lañ fa gis kon loolu étape bu am solo la progrès bu am solo la léegi nag li ci topp nag moom laa jàpp ni ci la ñëpp war a góorgóorlu te émission bu mel nii da ci nekk buntu contribution position bi nga xamee ni moom la imaam joxe mu fekki aussi yeneen position yu may gën di dégg ci espace public bi man jàpp naa ne buntu la boo xam ni war nañu mën a permettre ñu trouver solution bi li ñu bëgg mooy fekki fan xam altine am na séentu donc commission de pilotage transitoire mi ngi organiser waat pour def séentu boobu buñ ci jógee nag li ñu bëgg mooy def benn lël dans un hôtel de la place waxtaan nag xóotal xalaat yi nga xamee ni nii moom la boroom xam-xam yi génne ci naka la ñu mën a def ba weesu werante wi dama ko doon bëgg laaj far nga tontuwaale ci parce que docteur Cheikh Gueye waaw affaire bi lu ndaw li ma ci topp di ko gëstu noonu effectivement fi mu nekk nii foofu la ñu war a jëm c'est-à-dire ngeen baal ma mais jaayante xam-xam bi yaakaar naa war na mën a yem fii daal ñun bëri nañ xam-xam trop day tuuru sax mais xam-xam boobu léegi su fekkee mënuñu dimbali ci ñu trouver solution kon est-ce que waruñu seetaat suñu bopp moo tax kon fi mu nekk nii il faut que ñu dem nag ci solution
am benn tëralin ni nga ko waxee ci sànq ci sa wax am benn tëralin benn méthode boo xam dañ ciy juboo ci Sénégal pour trouver benn solution parce que réew yëpp ñoom trouver nañ seen solution te référé imam danaa si ñëwaat après nga gën a leeral ci côté boobu say kii mais waaw te effectivement yeneen réew yi référé wuñ ci ñun déedéet pour suñu solution référé wuñ ci benn réew xaalul beneen réew déedéet ku ci nekk da nga trouver sa solution ci sa biiri frontière te ñooñu nag dañoo am état ñun ñu am état ak sa état état Sénégal sax moo gën a dëgër état yu bëri ci yooyu état effectivement ba pare am ay ulema ñun tam ñu am suñu ulema waaw kon lu tax ñun waruñ mën a trouver solution man question boobu lu ma jaaxal la man en tout cas ci li ma jàpp daal mooy am rafet njort ci ne toll nañ foo xam ni ci waxtaan yi nga xamee ni moom ngay dégg ci trouver solution ba tax na ñun li nga xamee ni moo ci suñu rôle mooy yombal daje islaax ngeen di def waaw lu am solo fexe borom xam-xam yi mën a dajaloo mën a am waxtaan woo xam ni seen rôle dafa am solo trop xam nga lu tax est-ce que xam nga yow man am na ñoo xam ni buñ ne imam Kanté rek moo woote duñ ñëw ndax dafa am loo xam ni dañu gis ne jubawuñ ci samay mbir daal mais loolu c'est normal du problème man mi tamit am na ñoo xam ni tey suñu wootee mën naa bañ a dem parce que damay jàpp ne soit sérieux ñu soit duñ ko teg fi ñu ko war a teg loolu lu normal la mais léegi su ngeen amee benn cadre bu benn cadre unitaire foofu yàlla dafay def tawfiq parce que tey jii yéen ku ngeen woo ci réew mi ci kaay leen ñu waxtaanee mbiru réew mi wala l'islam dana ñëw parce que day jàpp ne cadre la et que du ay benn nit moo ñëw taxaw tëral yëfu boppam extra moo tax c'est très important rôle bi ngeen di jouer waaw te it dafa am loo xamee ni da koo lal mu mën koo seedeel aussi même bu ma ci bokkee ñi nga xamee ni ñoo ko séq ndax ay kilifa yoo xamee ni ay mbooloo yu yaatu ñoo nekk seen ginnaaw ñoo ko séq ku ci nekk jàng ba nga xam ni kenn du werante seen xam-xam waaye aussi kay moom ñu ànd ak aussi engagement ak sincérité jàpp naa ni cadre unitaire bu fekkee am na benn tour bi ak réussir yenn yi lu mel ni médiation bi ñu defoon ci question bi amoon ci mois de mars bi ak jafe-jafe yi fi amoon loolu yëpp li ko indi mooy ñi ko composé ak ni nga xamee ni nii noonu la ñu amee engagement am na représentativité am na légitimité waaw donc kuréelu c'est très important diine la boo xam ni daal maanaam xaj na bariwul woon lu mu juddu sampu am taxawaay ci réew mi ba tax na ñu question yu bari yoo xamee ni yàgg nañoo të jàpp nañ ni moom mën nañu cee ubbil ay bunt ba tax na ñu jàpp ne question bi tamit du ñu të incha allah waaw ñu ngi ci ñaan yàlla jàppale ñu ci bu baax amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin c'est très bien li nga wax nii parce que aussi day baax pour que à partir de émission bi nii sénégalais yi nga xam ne yëpp question bi yitteel na leen te daf leen war a yitteel ñu xam problème bi lan la ak démarche yi fan lañ toll ak rôle état bi lan la cadre unitaire ban rôle la ciy joué et cetera bu ko defee ku ciy wax après rek au moins nga xam li ngay wax ci lan nga ko teg loolu daf ci am solo lool. li imam Ahmed Diop man boo gisee sànq ma koy wax docteur Cheikh Gueye ma ne ko ñun dañoo am xam-xam ba muy tuuru fi mu nekk nii lool dossier boo fi laal am na fi tey ci Sénégal ñoo xam ni gëstu nañ ko ba géeju ci et cetera mais nag mu des ne am na yeneen yoo xam ni moom lañ ciy boole ba tax du ñu trouver ay solutions yu pratique ci yenn questions yi bokk na ci mbiru feet yi nga xam ni ñoo ko war a mën a bokk ñëpp juboo nañ ci ne charia dafa bëgg julli di juboo ci feetu koor korité ak tabaski bañ a tàqalikoo mais léegi moo tax ci foofu laa lay laaj dafa am ay déggin ci wàllu fiqh tey jii yow fi nga ci toll ci topp dossier bi ak topp le monde arabe di informé wu fatawa yi ñu ciy def ulama yi di ko def académie fiqh yeeg yooyu nga koy topp mais tey est-ce que Sénégal tamit warul am benn modèle boppam ni nga xamee ni dëkk bu nekk benn dëkk xaarul benn dëkk loolu moo tax souvent man may wax ni ñi nga xam ne dañ naan fu ñu ko gisee nangam ak nangam loolu yomb naa wax nii mais tey jii buñ jëlee Arabie Saoudite tey du xaar beneen dëkk day séentu tey Maroc bi xaarul Sénégal Algérie xaarul keneen Mali xaaruñu et cetera kon nag léegi dama yaakaar ni est-ce que dugg ci wàllu boobu nga xam ni fu ñu ko gisee yu mel noonu nga xam ni pour xam kan moo ko gis ak est-ce que war nañ ko mën a wóoloog
nan la ko gisee dafa def télescope wala dafa calculer wala dafa séentoog wala dafa def juróom ñeent fukki dafa miin di def 29 jours lu nekk nga ci dégg est-ce que loolu nekkul benn jaxas boo xam ne suñ ko kon ne noonu duñ ci mës a génn est-ce que tey amul ci fiq yow loo gis ne war nañ ci mën a gën a dem pour dimbali Sénégal ñu am au moins benn modèle wala dañ jàpp ne fi nañ xaar rek comme niñ koy waxee noonu nañu xaar ba fu ñu ko gisee rek waaw. jërëjëf Imam Kanté nekk noonu docteur Guèye moom ci fi mu ko jaaree muy fu ci am importance dinaa ci ñëw waaye damay tàmbalee fii nga wax ci borom xam-xam yi fi ne ak xam-xam ni mu tuuroo ci réew mi loo xam ne neexu la dégg mais moo am ay borom xam-xam a ngi fii ci réew mi yu féete beneen boor boo xam ne fu ñu ko déggee maanaam ñëwuñu ci ne nañu bennal réew mi ci benn koor wala benn tabaski wala benn kori problème bi su amoon ci meneen réew ñoom mën nañu ko régler fa mel ni réew mi cat da koo jàpp wala boog jaayante dara daf fee nekk wala boog ñàkk wóolante ak ñaaw njort rawatina ci autorité yi ba mu ëpp te loolu lii nga tudd sànq ci taxawaayu ministère bi feeñal na ko ndax sori beru ma ni am na fii ñoom di ko sóoraale ci yeneen réew pas réew mi ban bés la ñu jàpp ne bii mooy bu officiel problème bi bu amoon ci beneen réew ñu war a dajale nit ñi ci journée bu officiel bi ñoom mën nañu ko régler ci seen xam-xam ma wax ne mais problème bi li ci gën a bari mooy modèle kilifa ci xam-xam boo xam ne ni mu feeñee nii noonu la war a nekkee tamit ci dëggantaan mën a def effet ci njaboot gi. Imam Ahmed ma ñëw foofu. question bi gën a précise encore. que effectivement. tey jii boo jëlee pays musulman yi. ni nga koy toppee ma koy topp Cheikh Gueye di ko topp keneen di ko topp dëkk bu nekk tey jii moom organisé wu na ba jullit yi nekk ca dëkk ba. ci réew mi ci état ba. moo xam pays lañ ko tuddee moo xam royaume lañ ko tuddee ñoom di woorandoo di koritandoo tabaskendoo. te am fa ay ulema. comme ñun. yoo xam ni contesté wuñu loolu. ma joxe par exemple Maroc. Maroc ñoo ñu jàngal masab Malik. xam nga ñuy wax par exemple naan fu ñu ko gisee. léeg-léeg ñu indil la dalil boobu. mais Maroc appliqué wul loolu. dañuy séentu ci seen dëkk ak sax ak télescope ak yëpp ba pare wax seen dëkk ne bis bii la ñuy woor. bis bi la ñuy korité bis bi la ñuy tabaski. te Maroc fees dell ak ay ulema. yoo xam ni contesté wuñu loolu. nga jël Arabie Saoudite. fees dell ay ulama mais ñoom tam ci seen royaume Arabie Saoudite foofu la ñuy séentoo ba pare wax ne cour suprême bi nee na bis bii donte woon sax mën na am ay jëmm wala ay nit yoo xam ni ñu ngi ci gox-goxaat yi foofu biir Arabie Saoudite yoo xam ni mën nañ sax bañ a ànd ci loolu mais est-ce que dinañ jóg wax ne dañuy julli beneen bis wala nga dégg ko Maroc wala feneen kon boo gisee ma posé question bi noonu dama bëgg a wax ni comme ñoom noonu lañ ko réglé est-ce que li war a mën a régler problème mu Sénégal tam du loolu au lieu que ñu bëgg jaayante xam-xam dugg ci yoo xam ne duñ ci génn duñ trouver solution. Imam Kanté foofu li ma la fay wax waxuma la sax borom xam-xam yi nekk foofu de man borom xam-xam yi nekk fii te doxeewuñu madhab boobu laay wax ku ci sa téléphone ne woon kar man la benn marocain ñun dañoo yëg ne dëkk yéen Sénégal gis ngeen ko Mali gis nañ ko mais fii dañoo wax ne beneen bés bi la ñuy def lan nga jàpp ne laa war a def man xamuma ci borom xam-xam yi laa wax kuy wax ne wuuteel ak sa dëkk xawma ko nga gis ne kon mbir mi am na leneen lu nekk ci biir loo xam ne day dugg tamit fu yaatu seen liggéey boobu maa ngi leen di dénk ngeen bàyyi ko xel ndax dafa xam-xame dina neex a dajale. te Imam Ahmed tamit dogguma la foofu encore mais c'est très important bañ mu rëcc ma non seulement li nga wax noonu su fekkoon am na benn marocain bu la woo et cetera mais tey jii mais
ulama yi ñu gën a mag yi ñu xam yi ñuy wax ñun ci tubaab souvent les contemporains ci jamono yi nga xam ni xam nañ ni état yi tëddee ak ni réew yi tëddee xam nga dafa soppeeku diggante histoire islam ba léegi loolu seeni fatwa ci wàllu boobu ak ay académie islamique ay daarul ifta bu Égypte maanaam ñooñu par exemple lan nga ñu mën a indil lan la ñu wax ci est-ce que dëkk bu nekk na ko toppatoo wala fu ñu ko gisee baax na indil ñu loolu bu ko defee nit ñi xam fu ñu teg seen tànk pour débat bi mun a avancer clairement. waaw loolu tamit day dugg ci buntu maanaam xam sa jamono xam-xam bi koy lijjanti. bàyyi wéeri ba mu ëpp. ci li weesu. xam nga li weesu foofu wax ñu ne la jumhurul ulama ñetti ngir yi ñoom dañoo wax ne maanaam ixtilaaful mataali maanaam ñii waxtu wi lañ koy gis ñii waxtu wi lañ koy gis kenn du ko considéré mais ci ban jamono la ñooñu doon wax ci ban jamono la ñooñu doon wax ak ñooñu boobu l'islam bu ñu koy wax bu ñuy waxal l'islam ñoom seen xel lan la ñuy imaginer fan mooy fi gënoon a sori te àtte l'islam concerné leen ak feneen fi ko gën a sori ci beneen boor ñooñu seen limite boobu ay nit lañu foofu la ñu mën a yem wax ne jarul considérer mais tey jii jumhurul ulama tey ñi nga xam ne ñoo doon xam-xam bi ci ñooñu bu ñuy wax jumhur nañu wax jumhuru tey jumhurul ulama ñi ëpp ci borom xam-xam yi tey moo xam ay mbootaay lañu moo xam par kenn lañu jàngkat yëpp xam nañ ne li ñu wax mooy dee leen woorandoo ak seen réew dee leen dogandoo ak seen réew dee leen tabaskindoo ak seen réew ba ci hayatu kibaaril ulama bu Arabie Saoudite nga xam ne ñoom ñoo yore fatwa bi ñoom loolu la ñu wax ay nit dañ leen di laaj naan leen ñun dañuy topp yéen seen gis ak nangam ñu ne déedéet topp leen gisu seen réew yi ndax ñoom loolu la ñu appliqué foofu kon nag sànq da nga wax bu am solo nga ne kon nag bàyyi fi jumhur boobu li ñu wax indi leneen est-ce que du jumhur loolu est-ce que du loolu mooy problème bi mooy problème bi loolu problème la je crois sànq yaa ngi wax ne yéen am ngeen souplesse su fekk si ñiy wax ne Mali Niger ak nangam dañoo war a àndandoo yéen am ngeen souplesse ne ci li ñu jëm waaw ndax liggéey bu yaatu ngeen am ci la ñu jëm dafa fekk si waxu ku ñu wax Albani rahimahullahu taala moom dafa ni bu amoon jullit yi fépp comme léegi jumtukaay yu yomb na fu ñu ko gisee rek ñu jokkoo ñu daal di koy def benn ci àdduna ñu leeral rek Albani mooy kan Muhammad Nasiruddin al Albani moom la ñu wax ne boroom xam-xam yi moom la ñu simmil sàpp ci wàllu xam-xamu xadiis ci jamono bi mujj ne moo ci teg tànk moom kaala gi moom moo ko yor moom Muhammad Nasiruddin pour nit ñi xam ki ngay wax kan la rek voilà ndax léeg-léeg problème bi Imam Kanté taxaw ci lu am solo la ndax problème bi léeg-léeg daka am ñu ko jàppee diggante kuy topp sunna ak ku toppul sunna waaw wala jàpp ne moom moo gën a yey ci xadiis ñu ñëw ci ki nga xam ne ñëpp dëppoo nañu rawatina ñi nga xam ne dañuy wax ne fu ñu ko déggee woor ne dañ ko teg ci xadiis dëppoo nañ ci ne yàlla deful ko moroom ci jamono ji mujj ji ci wàllu xadiis nee na mu indi ay xadiis yu leer nañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ko delloo léeg-léeg ci weer wi moom delloo na ko ci ay xadiis yu wér ci nit ñi mu ne nit ñooñu mooy nit ñi nga xam ne ñoom ngay dundandool lu mel ni xadiisu Aïcha as-sawmu yawma yasuumu nnaas wal fitru yawma yuftiru nnaas wal adha yawma yudaxuun ne bisu korité bisu woor mooy bis bi nit ñi di woor bisu kori mooy bis bi nit ñi di kori bisu tabaski mooy bis bi nit ñi di tabaski mu ne bu boobaa fileek amuñu loolu nee na lu ñu mënut a jàpp lépp duñu ko bàyyi lépp kon na kenn ku nekk góorgóorlu di woorandoo ak réewam di dogandoo ak réewam di tabaskandoo ak réewam loolu day ànd ak li nga wax sànq ne li ci des mën na doon ay jéego ndax bay ci sa weewu tànk te Imam Ahmed ma préciser ñaar ci wàllu boobu rek c'est très important déjà mooy que Cheikh Albani kon gis nañu maqaamam ci xam-xam xaddis yi nga fi mën a wax yëpp ci wàllu boobu topp na ko xool ko ba pare aboutir ci conclusion li gën a rafet mooy fi mu nekk nii na réew mu nekk toppatoo mbir moom ci réewam mangoog kon man loolu je crois que c'est important et que léegi du moom rek moo ko wax ñeneen ulama itam Ibnu Baaz loolu la wax Ibnu Uthaymin loolu la wax Cheikh al Fawzan loolu la wax daarul ifta bu Égypte ñoom dañu ne ixtilaaful mataali
ñoom seen borom xam-xam yu njëkk yi ba tey ixtilaaful mataali duñ ko considéré mais nag ñoom boo ñëwee wàcc ci wàllu pratique dañuy wax kenn ku nekk nay woorandoog dëkkam di tabaskandoog dëkkam di koriteeg dëkkam. Yemen seen lajna bi tamit loolu la wax seen lajnatu borom xam-xam yu mag yi loolu la ñu wax. loolu nag loolu moo tax ma xaw a jàpp ne su amee nag ñoo xam ne dañu bëgg a wuuteeg loolu surtout nag Sénégal en particulier parce que yeneen réew yi yëpp am nañ ay sensibilité comme Sénégal mais réglé nañ problème boobu seen réew kon Sénégal bu amee ba tey ay groupe yoo xam ne ñoom ñu ngi bëgg ba tey naan fuñ ko gisee damay ragal ni am na lu ci xaw a dangereux sax parce que fekkee ni uléma yi gën a mag léegi ku mu neex nga wuuteeg ñoom ndax xëy na yeneen day mujj sax mën na dangereux sax ci l'islam parce que l'islam aussi day am ñu koy waxal am na ñoo xam ne ay gëstukat lañu ay borom xam-xam la moo tax question boobu xaw ma jaaxal léegi lan moo tax ñu bëgg a wuute ak fatwa yooyu ak comité yooyu yëpp nga tudd nga xam ne nee nañ fi réew mi toll fi àdduna bi toll réglé leen ko seen réew waaw mooy ne borom xam-xam yooyu dañuy demee benn discipline bu nekk ci l'islam te ñu bari xamuñu ne dafa ànd ak l'islam ba bu ñu moytuwul xëy na ñeneen dinañ ko jël tuddee ko yeneen tur pour def ko fekk moom mi ngi woon ci l'islam dëkk yii ngay gis di Arabie Saoudite ñu joxe ko exemple ndax li ci bari daf ci am doole. waaw effectivement. discipline du question ciblée Arabie Saoudite. aywa mi ngi noonu dafa am doole yàlla moo ko def te moom mën na boole ñëpp ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy demee nen li ci bari. dem na sax ba ñu leen tuumaal naan yéen Arabie Saoudite ngeen topp ndax alhamdulilah rabbil alamin weddi wuñu borom xam-xamu Arabie Saoudite yi te gërëm nañu doxalinu Arabie Saoudite ci wàllu xam-xam borom xam-xam lañ def discipline boobu dafa manqué ci réew mi te pourtant amoon nañ ko ci cosaan mais ci diine la ñëw rek commencé di jaxasoo mooy am kilifteef nangoo am bopp nangoo topp mer beru li ci nekk ci musiba moo ëpp fuuf musiba bi tax ngay beru loolu tamit dañ ko war a dindi Arabie Saoudite ma joxe exemple rek damay joxe exemple ci yeneen yu dul yi pour wane discipline ak àndandoo ni mu amee solo Arabie Saoudite seen madhab dañu am madhabu imam Ahmad ibn Hanbal la ñuy topp borom xam-xam ci seen bopp dañ koy wax waaye dañuy wax ne fu ñu gisee dalil mu wuuteeg madhab bi ñun dalil bi moom la ñuy topp dañu am madhab léeg-léeg madhab boobu dañuy jàpp ne maanaam digganteem ak leneen li ne ci réew mi masalan loolu fekk naa ko Guinée fekk naa ko Mali mais maliens yi ñoo gën a neex a waxal ak guinéens yi yàlla def na ma dindi ci lu bare ci ay bopp yu mag foofu ak i mbooloo madhab boobu di jóge Arabie Saoudite ànd ak njugum sunna bi ak jàpp leen ci sunna jàpp leen ci tawxiid dellu leen ci cosaanu diine bi dafa dem ba ñu bari foog ne mooy diine wala moom mooy sunna lu mu wuuteel li mu fekk fii loolu bidaa lay nekk wala loolu mooy luy wuuteeg sunna loolu problème la war nañu tàqale diggante bidaa ak sunna ak diggante madhab ak madhab bu dee madhab ak madhab imam Ahmad gën te yey ci sunna que madhabu Malik madhab yooyu yëpp sunna lañ aywa nag moom yooyu yëpp ay madhabu sunna lañ ñaareel bi ma joxe ay exemple yi ma waxoon sànq Arabie Saoudite dinañu gis ne lii kat sunna la dëgg gu wér péng la te du fa jib waaw du fa jib ndax dafay wuute ak li nit ñi xam li nit ñi àndandoo di def te loolu it di sunna bu dee ñun nag bu ñu gisee boobu dañuy bàyyi ba ñu jàppoon indi fi benn genre désordre jàpp ba jóge feneen jéggaani ma joxe exemple ci nodd Arabie Saoudite boroom xam-xam yee gën a xam ne nodd bi ñuy nodd fii ñun sunna la ay xadisam yu wér koo ci laaj mu ne la xadis bi fii la nekk xadis bu wér cëng la mooy nodd Bilaal allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah aywa loolu lañ fi fekk ñun nekk gune yu tuuti jàkk yépp moom lañ doon nodd ak tam sëlmal asalaamaaleykum aywa benn sëlmal léegi waaye njàngum ba ñu demee jàng ñëw indi dafa mel ni léegi li ñu jàppoon mag ñi li ñu jàppoon te muy xadis yu wér ma ne boo demee Arabie Saoudite nga laaj leen ñun la xadis bu wér la nodd sunna la
am na ci borom xam-xam Arabie Saoudite yoo xam ne liiral naa leen ñu ne nodd boobu moo gën beneen nodd bi ndax moo ëpp tudd yàlla ndax li nga répété ashhadu an laa ilaha illallah ndànk ak ashhadu an laa ilaha illallah te ñaari mbir bu ñu nekkee tudd yàlla benn bi gën a bari tudd yàlla booy gënale bi ëpp tudd yàlla moo ëpp tuyaaba ñu ne moo gën mais jàkk yi ñuy wax ne ñoom ñooy jàkk sunna su suñu fii boo ci gis léegi pour nga gis ku wax ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu an muhammadu rasul nodd Arabie Saoudite la ñuy nodd te nodd boobu moom la al imam Ahmad tànn ba al imam Malik tànn te ñaar yëpp di sunna bàyyi nañ lu gën a pire loolu lu ëpp loolu doole jàng yi ñuy jàng alquran riwaayatu Hafs riwaayatu Warsh riwaayatu Qaaruun Dawri ak ci ay nangam ak nangam boo demee galaaj borom xam-xam Arabie Saoudite yi dañ lay wax jàng yooyu li ñuy wax lu wér ci sharia lu ñu tuxal lu wér ci sharia fa topp fa gën a kawe ci wér ñoom ñëpp fa dajaloo mooy mutawaatir lañ mooy tawaatur yëpp wér boo demee ci université Arabie Saoudite yi ak daara yu mag yi dañuy jàngale Warsh jàngale leneen ak leneen ak leneen mais li ñëpp bokk lu mel ni xaram bi lu mel ni sax jumaa yu mag yi ndax mës ngaa dégg imaamu Arabie Saoudite bu jàng ne wadduxee wala laaxiratu xayrun laka min aluule ndax dafa wér na mais ñoom lu nit ñi dajaloo xas ci di ànd di dox bugguñu luy perturber fii ñun nag li ci bari Warsh moo fi newoon mais jàng yi ñëw ba mu ñëwee daanaka Warsh dellu na ginnaaw tey jii boo doon wër kaamilu Warsh ci place yu bëree bëri day jafe Hafs lan la mujj jur ci commencement loonte loolu nag xam-xamoo dindi na ko ni xam-xam dindee loolu noonu la xam-xam di war a demee ba dindi yeneen yu nuroog yooyu mooy jamono jàngu paa yi lañ doon wax ku ñu dégg nga naan wadduxee ñu ne jàngu paa yi waaw wala jàpp ne jàng boobu beneen nanga xonk yi ak yu jaune yi ma nga noonu teqale téere yi noonu mais xam-xam la aywa xam-xam mi ngi dindi loolu xam-xam boobu nag la ñu war a continuer pour jàpp dellu si ne àndandoo bi bu ñuy jàpp sunna bu ñuy wax sunna àndandoo bi bokk na ci sunna yi gën a rëy dama toog benn jotaay ñuy waxtaan am xale bu fa yëkkati kàddu donte sama élève la sax waaw waaye nag jàng na mangoo ko waaw mu yëkkati kàddoom ne fekk ci weer wi la ñuy wax mu ne aljamaatu ma waafaqa alxaq wa in kunta waxdak d'accord waaw mu ne yow lii ngay wax ñu àndandoog réew mi dëgg du feeñee noonu dëgg même bu doon yow dong la loolu mooy mbooloo mooy dëgg même bu doon yow dong la mu ne ko dama lay laaj wax kooku waxu kan la mu ne ma waxu Abdullah ibn Mas'ud mu ne ko léegi man naa dindi sama bopp ma lay ñaan nga dindi sa bopp ñu dellu ci Abdullah ibn Mas'ud xanaa man gënuma koo dégg waxam yow gënoo ko dégg waxam mu ne ma déedéet ma ne ko ñu dem moom nu mu ko appliquer nu mu ko pratiquer Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu da daan critiquer Uthman ibn Affan li muy julli ñeenti rakk ci Muna naan julli naa ko ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñeenti rakk ñaari rakk ci ginnaaw Abu Bakr ñaari rakk ci ginnaaw Omar ñaari rakk Uthman ñëw sosal leen daal di dolli ci julli ñeenti rakk yi ci julli yi ñu daan julli ñaari rakk ci Muna dem def ko ñeenti rakk man ñeenti rakkaam yi soxlawuma ci lu dul ñaari rakk yu yàlla nangu ñu gis Uthman Abdullah ibn Mas'ud moomu di julli ñeenti rakk ca Muna ñu ñëw ne ko waaw yow da ngay critiquer amirul muminin di wax ne lii muy def du sunna mooy ñaari rakk li ñuy julli ñeenti rakk yi ci Muna noonu la yonent bi def Abu Bakar noonu la def Omar noonu la def ba pare ngay def ni moom mu ne leen alxilaafu char wuute moo gën a bon moom jàpp na ne lii du noonu mais wuute moom moo gën a bon donc loolu nag ñun lañ ñu yaragul ci jàng bi ñuy jàng sunna ak jàng bi ñuy jàng diini discipline boobu nga xam ne bu ñu jëlee dara ne lii mooy lu officiel ñu xam ne loolu maanaam lu dëgër la lu rëy la considération bu mag la ko lislaam di jox ba génn ko naan da ngay tàbbi ci dara ci sunna wala da ngay moytu benn ci bidaa génn boobu mën naa nekk bidaa bu gën a rëy yow li ngay daw mën naa nekk lu bon li gën a rëy li ngay daw donc Imam Ahmad gis nga loolu déjà tomb boobu ci wàllu jàpp ne li nga xam rek moo wér
ak li nga tuddee sunna rek mooy sunna ak li nga tuddee charia rek mooy charia daf may fàttali am na suñ benn promotionnaire buñ kii na chaque fois dañ ko doon wax lu mel noonu su dara man li ma jàpp mooy ne li ma gis ne mooy ne chaque fois dañ ko doon wax defal ndànk ku nekk am na loo jàpp ak loo gis mais nag bu ñu waxtaanee ba indi xam-xam da ngay yaatu dënn ba xool donc loolu daf may indi ci question bi nga xam ni effectivement mooy solution mooy que kon boo seetee ba seet am nañu ci fiqh kon solution mais lu tax solution bi mënul ñëw c'est parce que am na ñoo xam ne jàpp nañu ne waruñ ko régler rek Sénégal mais dañu war a soit séntu beneen dëkk xaar beneen et cetera mais tey yow wane nga ci fatwaay ulama yi gën a mag et cetera ba ci réew yëpp ba tey ji sax ku naan sax tey damay topp Égypte wala damay topp Arabie Saoudite yow sa bopp yaa ngi contredire sa bopp xam nga lu tax parce que ulama yooyu seen bopp ñu ne la toppal sa dëkk xam nga mais loolu kay lu leer la quoi léegi nag man ci foofu laay basé wu pour wax ni kon comme loolu am na léegi fiqh may nañu possibilité que ñu jël benn ci ixtilaaf matali ak wahda matali mais di nga gis koo xam ni daf ci xataraayu parce que dafa bëgg a imposer benn gisin te kenn amul droit imposer benn gisin ci question boo xam ni noonu la yaatoo par contre nag pour jàpp rek sa point de vue ba tax nga bëgg a xaaj réew mi ci waaru koor ak yooyu moo jaaduwul yaakaar naa wala loolu mooy pour rek sa point de vue yow li ma bëggoon te sañoo wax ne sama point de vue kese mooy dëgg aywa si maanaam solution loolu dafa ñëw yokkaat xar mi karaw ndax ñun Sénégal li ñu fi daan jooy mooy ñaari tabaski defe naa ñaari korité waaw loolu lañ fi daan jooy mais léegi kañ la ñett commencé waaw feetu nañ fi ñett bi yoo boo xam ne ñett kañ la commencé aywa mi ngi noonu donc kon jéemoon a rafetante njort jéemoon a bootonte jéem a fekki li fi nekk bu fekkee ne am na lu ci manqué wala nu mu doxalee ñu jéem ko maanaam mottali ñu jéem a laayante biir loolu moo gën mer beru. kon nag imam balaa may ñëw léegi ci docteur Cheikh Gueye kon nag léegi yow imam parce que yow yaay faqih bi donc yow yaay alimenté waxtaan bi ci wàllu boobu moo tax dama lay bàyyi nga développé après doo ko Cheikh Gueye doo ko ñëw moom tam en tant que intellectuel daal ne lu mel ni war na mën a avancer le débat bi léegi kon yow léegi dama lay laaj yow donc en tant que faqih bi yow ni nga gisee masala bi ni mu tëddee ak li ci xew ak fatwa yi ci génn ak surtout ci sunu jamono c'est important loolu nga wax loolu nga wax c'est très important maanaam ulama yu njëkk yi contexte ba ñu nekkoon ak doon atte def ci attention bu baax dafa bokk ci fiqh mais doo dugg ci nusuus yi rek di dem rek mais léegi moo tax ma lay laaj yow en tant que yow faqih bu nekk di topp dossier boobu mais tey jii ak li fiqh yaatal ci wàllu boobu pour yow lan nga doon proposer ñu jël ko comme benn gisin ci fiqh ci wàllu boobu boo xam ni mën na dimbali Sénégal ñu régler problème bi ci Sénégal. waaw man li ma doon proposé. mooy li nga xam ne comme ni ma ko tuddee sànq mbootaay yu mag yi borom xam-xam yu mag yi ñoom moom la ñu wax. nañuy am bis bu officiel maanaam ñuy woorandoo ak réew mi di dogandoo ak réew mi di tabaskandoo ak réew mi li waral lool mooy. dara boolewuñu ñun lu dul réew mi ak benn gouvernement moo ñu boole bu dee école boolewuñu bu dee tariqa boolewuñu benn tariqa boolewul ñëpp bu dee gis-gis benn gis-gis boolewul ñëpp bu dee association benn association boolewul ñëpp bu dee ay ethnie ki xeet dara boolewul ñëpp mais dafa am loo xam ne ñun ñëpp moo ñu boole waaw mooy état nation aywa ma ngoog ñu te doguma la foofu am na ñuy wax ne par exemple bu njëkk ba bi fi tubaab yi nekkee Afrique de l'Ouest ñoo doon bokkandoo extra ma ne leen question boobu sax nañ ko seet après nañ ko seet mais dama ni ci logique bi rek bu fekkee nangu nañu ne jamono yooyu parce que tubaab bi moo yilifoon réew yooyu yëpp ñu ànd kon nañu nangu tey suñu état ñun waaw ñu ànd wala docteur après problème bi mooy loolu problème autorité la rek wala ñaaw njort bi tey état nation moo am waaw ñaaw njort bi nag dafa metti waaw mooy état maanaam ni ñu ko jàppee waaw dañu ñaaw ci moom njort trop li ci bari ñi jege toog ak ministre déglu ministre déglu président de la république li ci bari ñooñu ñooy gën a am gis yoon wi waaye am ñoo xam ne dañu sori lool
mais def benn mbir mu waaw xam nga loolu lëndëm seen moo koy diggante ak ñu état. nekk ci état bi franc-maçon lañ. waaw nangam lañ, mangoo nangam waaw lañ. waaw Boo lii moo xoolee leen daara yi arrangé. dañu bëgg a yàq l'islam waaw yooyu yëpp mais lii moo leen arrangé. voilà bu amee ñu leen jege nag gën a waxtaan du ñàkk mu. Oui. tabarkalla. D'accord mais man en tout cas sa position leer na moom. sa position ci wàllu. fiq li nga gis ne fatawa yooyu gis nga ni dal na sa xel tegu na ci lu ñu xam ci fiq. et que kon mën nañu woorandoo régler problème bi Sénégal bon je crois que li nga ci wax leer na. mais docteur Cheikh Gueye justement gis nga dégg nga développement Imam Ahmed Diop donc léegi yow en tant que quelque part sax dama naan docteur quelque part sax dama naan question bi je préfère man maa la ko ñaan je préfère question bi nga joxe ci sa compréhension personnelle. parce que xam naa ni comme cadre bi nga nekk. te cadre bi dañu nekk ci ay jéego di def médiation. et que da ngeen di waxtaan. du lépp ngeen di juboo mais su ngeen waxtaanee ba génn. da ngeen am benn démarche moo tax fi yow intellectuel bi lay kii. yow lan nga gis ne tey jii ça peut être la bonne démarche pour ñu trouver solution pour Sénégal. waaw Imam Ahmed Diop li mu wax dafa am solo lool dafa dugal dimension géopolitique dugal aussi dimension sociologique ci question bi ndax li nga xamee ni moom moo tax mooy li gën a ñaaw wala boog luy ëpp ñiy ñaawlu li ñuy gën a ñaawlu mooy wuute gi li muy jur ginnaaw bu nit ñi xoolee weer ñii ne feeñ ne ñii ne suba la ñuy séentu léegi ku ci nekk dellu nga fa nga nekk mais léegi lan lay jur la muy jur mooy waaw neexul nettali même kër nga gis ñii julli ñii bañ a julli yow mën nga julli sax sa jabar ne la am na oustaz bu ne weer bi feeñagul exactement ak sa doom tamit exactement sa dëkkandoo nga bokkal jàkka ji nga gis ñu ne tey la tabaski ci ñenn ñi benn xeetu xar xeeñu la benn kii xeeñu la nga ni waaw kon tey la tabaski yow sa bopp sa xel maanaam ni nga xam ne ni noonu lay amee jeexit ci xelu nit ñi loolu bu fekkee dina am àq boo xamee ni ñii décider war nañ ko bàyyi xel loolu ci biir àq yooyu. ma doon la ci ñun imaam yi man léegi damay fay presque sama portable bu ñuy séentu à partir de minuit. ah oui j'imagine problème la. waaw mais ñaata nit ñoo lay woo. waaw bëgg nga wax leen fu ñu sukkandiku. effectivement ndax dañuy jaxasoo. boo xoolee tey muy ci feet yi nga xamee ni yëpp ba ci fi ñu li ñu jëm ni ay tamxarit ay yëpp da ngay gis werante yi ci am ni muy tax ñii ne xaar damay woor tey duma woor suba lay woor suba jafe-jafe yi nga xamee ni dina ko indi moo ne souvent damay dégg ku mel ni Cheikhouna Abdoul Wadoud di wax ne en fait bu fekkoon sax dañoo toog ku ci nekk def li la doy ba pare daal di wàkkirlu ci yàlla daal di xam ne man kat li del sama xel daal def naa ko mais du ma ko transmettre ñeneen ñi wala du ma ko transmettre société bi wala du ma ci indi werante wala du ma ci indi ŋàññante tàqalikoo loolu ci boppam dimension boobu dama bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax a baax moo tax ñu ci bëri di ci mobiliser wu pour trouver ci solution beneen dimension bi mooy dimension géopolitique bi waaw bu fekkoon tey jii nii CEDEAO ñun ñu naan nañ nekk CEDEAO des peuples gouvernement CEDEAO am mu am benn kilifa googu daal di am lu muy bàyyi xel ci mbiru lislaam walla ci mbiru diine daal di tëral benn kuréel goo xam ni danaan moom mooy saytu séentu weer wi léegi comme mën nañ koo séentoondoo ci Afrique de l'Ouest yëpp Nigéria ba Sénégal ñu waxante ku ci nekk wax bu boobaa ñu ne lii kat am na organisation mën nañoo sukkandi ci organisation boo xam ne ni day dépassé bu Sénégal kese bu boobaa mais foofu yeggaguñ fa. mais voilà te foofu ma dolli la ci mën que ni c'est dangereux buñ fa yeggagul. waaw bu fekkee ni ku nekk nga jox sa sañ-sañu bopp. anticiper ko. ci ne man maa ngi déglu waa Nigéria. waaw man ma ne maa ngi déglu waa Australie. waaw kenn ne maa ngi déglu waa Arabie Saoudite. te loolu ci benn réew. te mosulee na toog. waaw loolu day ci biir CEDEAO bi. day waxtaane ko trouver benn doctrine commune. ndax même CEDEAO bi fi mu nekk nii réew yi bokkuñu nu ñuy gisee mbir mi. ndax
muy Niger muy Mali muy Côte d'Ivoire ñooñu li ñuy woor fanweeri fan néew na lool. léeg-léeg doo xam sax ndax dañoo gis. ndax wala dañoo dañoo gis, topp benn ndax réew dañoo wala topp- dañoo kii. voilà. ba pare nga bëgg a basé wu ci ñoom. donc loolu tamit jàpp naa ni. léeg-léeg tam nga génne communiqué ministre beneen état est-ce que loolu wóor na. dëgg la maanaam benn pàcc ci réew mi Sénégal. nga génne communiqué officiel bu beneen réew daal ne waa Sénégal topp leen. topp leen ci. est-ce que loolu man ma daal gis naa ni daal. waaw loolu daal war na ci def ndànk daal. xam naa ni daal li ci ëpp solo mooy léegi taxawaay ñu am ci taxawaay bu bees boo xam ni daal dina permettre ndax man même jàpp naa ne li tax ma rafet ci njort mooy même booy waxtaan ak commission des musulmans du Sénégal ñoom bañuñu principe bu maanaam bu état waxee ñu topp malgré différence bañuñu ko ah oui kooku xam nga foofu buntu la buntu la koy. kon bu fekkee état continue na di ci jàpp ba nga xam ni li muy génne dana ko officialiser ndax fi mu nekk nii nag bu ko même bu état dul def décret waaw état xam nga dina def décret ne tel jour moom mooy ko tabaski waaw. même loolu mu des na cee sukkandiku ci diine daal di ne état lii day kat def loolu non. da koy def ah voilà état day soxla date. état day Ah oui. valider commission nationale voilà. du n'importe quelle association boo xamee ni ay nit c'est ñoo ça. dajaloo rek daal di koy C'est ça, kii c'est ça. déedéet état moo ko def d'utilité publique di yëkkati subvention di ko doon ko jox di ko may RTS mu fay dem te mayu ko keneen kon xam nga état def na am na lu mu reconnaître. am na lu mu reconnaître donc loolu reconnaissance boobu état bi reconnaître Bunt la. benn façon séentu la reconnaître kon effectivement. c'est reconnaître na ay président nit dem julli ji. bis président boobu. dem julli ji bis boobu Voilà. ca fa nga xamee ni fa la mooy doon siège commission voilà loolu base la voilà. base la kon loolu buñ nee bu fekkee état dimbali nañu ba dugal ci loxoom ba joxe orientation dinañ ci topp ñii wax loolu man jàpp naa ne fi mu toll nii am nañ ci lu ñu jàpp pour topp majorité bi donc dimension yooyu ci am solo mais en tout cas cadre unitaire bi li nga xamee ni moom lay gën a jéem a liggéey mooy lii maanaam li ñu wuute ñu muñalante ko waaye li nga xamee ni boole nañu walla mën nañoo boole ñu ànde ko waaw mais te effectivement. loolu dafa war a doon loo xam ni dafa war a dimbali diine ji dimbali askan wi dimbali réew mi te ci lu mel nii ñu nekk muy mbas mi xoolal tey jafe-jafe yi ñu ci am Sénégal ñëpp dañ ko xamee woon te ay études wane ko ñuy def enquête ci nit ñi ci kuréel yi wane ni Sénégal force am bi ëpp solo mooy cohésion mooy nit ñi dañoo tënku ci kilifteef est-ce que xam nga loolu benn étude bu génn janvier 2020 benn institut américain def ko daf ne plus de 90% sénégalais yi lépp lu ñuy dund ci diine au jour le jour dañ cee sukkandiku ci kilifteefu am ñu leen jiite ci ay kuréel loolu ñëpp depuis colonisation moom lañ ñu reconnaîtral ne moom mooy xaj na li ñuy gën a différencier ak yeneen dëkk yi loolu nag moo ñu mayoon lu ñu jàmmaarloo booloo googu dinañu ci dimbali lu bari tey jii nii gis nañ ne loolu mi ngi sooxe li ko indi nag bari na de maanaam du ci diine rek politique beeg kii beeg mais pour man en tout cas loolu moom mooy dëgg-dëggi liggéey bi. mais léegi kon docteur Cheikh Gueye parce que comme li ñu desee boo may tudd ñu ko wax sama signalé na ma 10 minutes moo des mais docteur Cheikh justement ci côté boobu noonu ci démarche bi Imam Ahmed Diop itam nga bàyyi ma xel ci wàllu boobu après damay ñëw ci yow man comme dama nekk di ci gëstuwaale moo tax ci biir émission bi ma dugg ci loolu parce que dafa nekk voilà mais alors nga gis ne dama yaakaar ne kon dañuy soxla dëkk yi ko réglé yëpp parce que comme li ñuy wax souvent dañ naan Imam Ahmed Diop dañ naan
problème su amee ñi ko réglé kay ngay xool. ñi ko réglé doo dem si ñi ko réglé wul. doo ci génn ñi ko réglé. ngay xool seen modèle. ba xool est-ce que modèle boobu Sénégal lu mu ci mën a jàng toom pour régler. donc dëkk yi ko réglé yëpp mooy lan dañu am benn autorité. nu ñu ko mën a tuddee. boo xam ni moo xam même dëkk yi ñu wax naan dëkk am na boo waxee des fois ñu ne la non dëkk yi lay yi et cetera fële dëkk musulman mais dama ne la même dëkk yu lay yi. am na autorité bu koy réglé. la preuve xool communiqué yi ñuy génneel fii des fois ñii wax naan nañ topp yenn réew communiqué yi ñuy génnee ay communiqué ministre de l'intérieur c'est pas fatwa pourtant dañ koy jàpp ne valable na kon nañ xoolaat affaire bi quoi sérieusement léegi kon dama ne il faut ñu am autorité kon fu nekk nii suñu fexee ba def lël waxtaan am benn kuréel boo xam ni jullit ji tànn nañu ay nit ñu am benn kuréel moo xam lii nekk Konakok moo dañ koy bàyyi noonu ñëpp ñëw ce qui est sûr ñu ñëpp d'accord que ni benn lañ mën a am. waaw oui parce que man mi nga xam ni damay gëstu calcul astronomique man su ma neexee léegi tam ma créé semaine groupe calcul. mu nekk 3e groupe. est-ce que dinañ ci génn. léegi kon ñu def benn kuréel mu am benn autorité. léegi ñu séntu yamale ko ci Sénégal. bu nu gisee ci Sénégal et cetera. léegi kon foofu laa wax ne kon démarche bi lan lay doon suñu waxtaanee kuréel boobu. ba tabb ay nit yoo xam ne wóolu nañ leen ñu tabb leen fa léegi pour nu ñuy séentoo léegi est-ce que dañuy yem rek ci séentu ak nu mu tuddati bàyyi wàlle xel alxisaabul falaki daan ci ñëw ne weer bi xëy na fekk ñu ngi ko teg ci xam-xamu xisaab falaki wala dañuy continuer ba tey rek ni ñu ko doon defee ci démb maanaam 29 jours bu jotee rek ñu séentu ak tam ni ñuy organiser séentu bi ci réew mi ba nga xam ne dinañ mën a wax ne léegi bis bi la ñuy tàmbali woor bis bi la ñuy korité et cetera. loolu xam naa lenn ci tontu bi dama koy bàyyee lël ba. d'accord maanaam mooy fexe lan la lël bi di décider. ci ne nii la ñu war a séentoo weer. ci principe islam. bii lañ koy teg. ci ban moment lañ ko war a séentu ak yu ni mel ba nit ñi d'accord ci mais man li ma ci gis mooy convergence mi ngi yomb na ci ndax liggéey bi nga xam ne def nga ko ci Maram Kayre def ko ci ak ñeneen ñu mel ni yéen déjà nit ñi ñi ngi commencé di bàyyi xel information bi ñuy joxe nga xam ne ni léegi mën nañ ko gisee fépp ci internet tey jii nii balaa may ñëw dama xool ndax taw bi dinañu fekk fii wala déet te ci satellite nga koy gisee noonu lañ koy xoole ci internet ba mën a génne ne weer wi tel moment lay am injonction donc conjonction comme ni ñu calculer heure julli yi voilà boo tàppee léegi di nga xam heure tisbaar kañ la heure voilà timis ak nawet bi nii takkusaan bi jotee sax nga foog ni timis jot na mais boo xoolee sa heure exactement bërki démb dal na ñëpp gis nga démb waaw ndax le timis takkusaan le timis jot si la jot mais ndax boo xoolee sa heure di nga waaye boo heureusement xoolee moo tax ma ne heureusement xisaab fan la kii am waaw léegi loolu yëpp xam naa ni bu ñu toogee ci lël ñu rek nit ñi dinañ ci mën a d'accord mais léegi nag ci modalité d'organisation wu kii bi séentu bi pour man war na am ay amélioration am solo ndax réew mi yaatu na réew mu ndaw lañ dañ koy wax bu xoolee Mali xool kii mais ba tey war nañ mën a améliorer ni nga xam ne noonu la ñuy séentoo d'accord ni nga xamee ni noonu la ñuy wootee ni nga xamee ni waaw noonu la ñuy d'accord. amee ay personnes contact ni nga xamee ni noonu la ñuy lëkkaloo ak gouverneurs yi autorités yi religieuses yi nekk ci bi ku fi nit naka la ñuy identifier ñëpp d'accord naka la ñuy yu ni mel war nañ ko mën a améliorer d'accord gën ko professionnaliser d'accord loolu pour man jàpp naa ne utiliser les outils modernes les outils modernes et tout ça numérique ak ay kii wala ci yooyu yëpp mën na nekk ñun Mën na daaw nekk. demoon nañ ba waxtaan ak Sonatel sax ba di ko defal ñu benn numéro vert boo xamee ni ku yu ni mel bari na ay pexe yoo xamee ni war na mën a gën a ñoŋal séentu bi Liñ koy def. jullit yi ku ci nekk def ko sa yëfi bopp gën ci contribuer waaye du nekk rek benn waaye fële ci benn village dernier village moom rek mu gis ko yu ni mel mu war nañ ko mën a moytu Sénégal rek lañ koy def Waaw. mais est-ce que am na beneen réew boo xam ni benn waay rek mën na taxaw fenn comme ni Sénégal man yàgg naa ci def enquête mooy que ñu ne ma weer bi
am na ko gis Ngeexoox am na ko gis fii nii 4-5 personnes xoolal Sénégal yëpp 4 personnes lañ ma wax ni ñoo ko fi gis ma woo leen personnellement kenn ki xam nga lu ma wax dama ñëwoon sama kër sœur dafa xuloo woon ak jëkkër yi ma ñëw pour régler problème bi ma ñëwee di reer siggi gis weer bi xam kooku déjà ñëwul pour séntu xam kooku déjà ay yar lañ ko war a dóor parce que jógul pour séntu ba pare mu reer mu siggi ma ne ko xam nga siggi weer bi weer premier déjà siggi nii rek xoolal perpéne ma ne ko siggi taxawoo fenn xool mais da ngaa siggi mu ne ma ne ko bi nga pare koo ko wax mu ne ma noo jotum ko wax kenn dama dem wax ko rajo ma ne ko imam bi ci koñ mais boobu benn exemple laa la jox am na beneen waaye bu ma woo Fuuta kooku tam ma woo ko kooku moom dama ko woo rek mu mer ne ma lu tax nga may woo ma ne ko dama lay woo pour laaj la affaire weer bi mu ne man dama fi jaaroon rek yéeg ci balcon bi gis weer bi ma ne ko wax nga ko imam bi mu ne ma non dama ñëw fekk njul timis ba pare ay yu kenn xamul loolu est-ce que am na yeneen réew yéen ci àddina bi yuy séentoo weer noonu Sénégal mais qu'est-ce qui se passe nee nañ lu daa tax am ñu dalil ñàkk sérieux noonu ci affaire weer bi nee nañ dafa am dalil ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam benn kaw moo ñëw fële wax ko waaw mu nangu mais kooku yonent bi daf ko xam daf ko gis dafa ñëw te saxaaba yi tamit ñoom ñëpp kulluhum udul ñun ñoo koy wax ba pare yonent bi mooy autorité bi waa kay moom ba mu wóoloo kooku nit ñi topp ko ma ngoog nit ñi topp ko mais tey ji yow bu fekkee da nga wóolu kenn man ma wóolu keneen te man même loolu man du léeg-léeg damay dégg ñuy wax da ngay dégg par exemple ñuy wax ne woy affaire tarixa yi moo ko indi extra man leen c'est normal parce que bu ñàkk wóoloo am xasee ba am rek ku nekk sa kilifa ngay topp donc c'est normal que murid yi daal ne ñu ngi xaar lu Touba wax waa Tivaouane ne ñu ngi xaar parce que ñoo leen yilif jàngal leen ci diine bu fekkee juboo amul dañuy topp seen kilifa kon suñu bëggee régler problème bu leen fi nekk naan ñii ñoo ko indi mais dañ ko war a waxtaane ci ay jéego la gis nga ci loolu da ngay gis ne progrès am na ci fi mu nekk nii kilifa diine yi moom ñoom lëkkaloo bi nga xam ne ni lëkkaloo man tous les jours tous les observations yi am année yi yëpp dama koy suivre dem naa suivre bu commission des musulmans du Sénégal ànd noog ñoom suivre seen observation bu wuute jour ak bu Konaako dem ci bu Konaako plusieurs fois xam aussi yan relation la kilifa diine yi ak échange la ñuy am seen diggante jour bu ñuy séentu kon ci côté boobu def nañ ci ay progrès pour man loolu tax ma ni lu tuuti moo des surtout diggante Konaako ak CMS pour man foofu rek la jafe-jafe bi am loolu la ñu war a gën a góorgóorlu pour régler ko d'accord kon quelques minutes moom des mais Imam Ahmed Diop kon pour affaire ci wàllu xam-xam ni pour trouver modèle u Sénégal léegi kon léegi yow lan nga xalaat ci séentu bi est-ce que nañ bàyyi wàlla xel alxisaabul falaki côté amélioration technique yooyu moom du problème donc pour yow nan lañ ko war a defee est-ce que nañu xaar astronomie wax ñu xisaab falaki ñu wax ñu war nañ mën a séentu parce que iqtiraan bi am na ñu bàyyi ci xel séentu bu ñu gisee ñu ne waaw suñu gisul nan nga gisee côté boobu waaw moom dafay bokk ci outils yi ci jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy dimbale ko mais duñu ci basé wu boo xam ne daf fiy jëlee wala muy wujjeeg li fiy cosaan mooy gisu ko bët mais moom mën nañ koo dimbali ko ndax moom li ci bari sax fi muy gën a suuree gën a am doole mooy kenn mënu koo gis loolu bu ko waxee li ci bari rek du luppe waaw kenn mënu koo gis waaw buñ ko mënee gis nag li ci bari du moom dong moo koy gis ñeneen ñi du ko gis waaw pour moom mu confirmer ne ñëw na ba pare kenn gisu ko ci dëkk loolu yombul mu am mais kenn mënu koo gis ba pare ñu gis ko loolu moo jafe donc kon mënu koo gis boobu loolu mën nañoo dimbale bu baax a baax ñu boole ko ci éléments yi nga xam ne dinañ ko boole ci xam ku ñuy nax ak kuy tappale ak kuy waxantu ak yu demee noonu nga xam ne dinañ gën a mën a xool confirmer bu ne nit daf koo gis fekk ne dalul xel donc di ñëw rek ci li nga répété lu toll ak juróomi yoon ci sa wax docteur Guèye mooy yaa ngi am yaakaar waaw yaa ngi ci rafet njort ne dina ñëw waaw man loolu bokk na ci li may mujj di toog di waxtaan ak ñi may toogal ne leen man jàpp naa ne lii day dañ waaw lii day dañ te insha allahu ay jéego la laaj rek ak kenn ku nekk bañ a toog sa roq rek di ko jàmbat mais bu ñuy daje rek waxtaan di am rek kenn mënul indi lu ñu gën a arrangé lu gën a yomb lu gën a mën a dajale que ñu am benn bés ci réew mi bu ñu defandoo di bàyyandoo
tabarakallah def nga conclusion bu rafet. mooy ñu rafet ci njort. ba pare nag def ay jéego. wóolonte. teg ko ci xam-xam. jëfandikoo tamit jumtukaayu xarala yi. bu ko defee ñu mën a trouver solution pour Sénégal. ñëpp a ngi xaar boobu solution. ñun waruñu gàcceel réew mi. man noonu laa koy wax carrément li fi nekk yëpp ci xam-xam li fi nekk yëpp ci mbokkoo li fi nekk yëpp ci kii ñuy raté question bu mel nii depuis quelques années jaaduwul kon nag yal na yàlla def tawfiq yaakaar naa j'espère que càmbar bii ñu def fête musulmane à l'unisson léegi mën nañu répondre c'est possible ah mën nañu répondre c'est possible su ko defee Ahmad Diop damay jàpp ne toogal na fi ulama yëpp kon te moom nee na c'est possible fiq réglé na ko docteur Cheikh Gueye toogal na fi cadre bi toogal fi les intellectuels et cetera les techniciens kon tamit war na mën a possible kon yàlla nañu yàlla defal tawfiq lii ma doon seen càmbar ci diine fête musulmane à l'unisson est-ce possible moo doon question bi répondre nañu c'est possible ñu leen di jox beneen rendez-vous pour beneen càmbar wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Càmbar si diine sur ITV.